merci beaucoup de nuyu waa E221 TV merci beaucoup initiative bi nag les amis de Safia ñoo ko commencé man ma gunge leen ci et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on l'a fait ñëw fii nii Camp Pénal fekk suñu sœur ah daal leen jox li nga xam ne moom la ñu am mu bëri mu néew on l'a fait avec beaucoup de plaisir beaucoup de bonheur Aminata. non c'est normal parce que fi ñu nekk fu ñuy denc ay nit la c'est-à-dire duñu ñoo xam ne dañu libre c'est normal que mu metti c'est normal mais nag comme ni ma koy waxee rek mën na metti mais neex na ci ñun parce que suñu ay sœurs lañ fi fekk on a été ravis de partager des moments de bonheur ak ñoom artistes yi ñëw fi El Hadj Keita ñëwoon na Diaw Diop ñëwoon na Demba Guissé on a pu partager des moments de bonheur ak ñoom donc c'était bien. pourquoi pas délocaliser yenn émissions yi mais le problème c'est que ku ne xam na prison yenn yi mënuñu ko fa def déjà pour filmer li ñu doon def rek c'était pas possible mais ñoom à chaque fois on sait que dañuy déglu rajo duñu seetaan télé loolu rek c'est un plaisir énorme. Aminta di lay nuyu di lay sant et puis di nuyu waa enquête 221 yëpp. sama teewaay li ko waral fii tey mooy dañu ñëwoon jàppale suñu sister Safia ak les amis de Safia pour ñëw décorer pour ñëw indi ay ndimbal pour suñu ay jigéen suñu ay yaay suñu ay rak ñoo xam ne ñoo nekk fii si bërëb bi donc maa ngi nii kontaan nañu ñoom kontaan nañu échanger nañu ay idées ak ñoom di ñaan yàlla yal na leen fi yàlla génne. non ça n'a pas été une chose facile la preuve maa ngi nii di génn di leen fi bàyyi. kooku rek émotion la boo xam ne xaw ma naka laa koy yéegee sama biir xol muy loo xam ne metti na trop mais nañu xam ne que àdduna yàlla moo ko tëralee nii ñu ngi leen di ñaanal buñ fi ñëwaatee yàlla na bu mu leen fekk on a le cœur gros metti na mais ndogalu yàlla moom dañ si yàlla def jàmm te yàlla na leen fi yàlla génnee bu neexee yàlla jërëjëf. waaw Aminata effectivement ñu ngi nuyu d'abord waa enquête 221 di leen wax rek c'est un plaisir ñëw gunge Safia Diatta avec les amis de Safia. ñu def si don fii si Camp Pénal ndax dañoo gëm ne rek àdduna lii la ëllëg du añ du reer du saraxe mais lu mat a sedd la loolu laay wax chaque jour moo ñu indi fii tey ñu partager des moments de bonheur ak ñoom il y a eu trop d'émotions suñu xol fees sedd moo tax nag bu ñu génnee ci biti dinañ gën a góorgóorlu te gën leen bàyyi xel. waaw ça n'a pas été facile ndax amaana am na ñu fi nekk ñoo xamante ni defuñu luñ leen fi téye am na ñu nekk ci biti te dëkkee ci loo xam ne am nañ fi place moo tax sama yaram dafa daw ma xalaat rek ne man chance laa am nekk ci biti ndax suñu borom si boppam moo ma defal sutura boobu moo tax sama yaram dafa daw bi ma duggee fii et dinañ gën a yokk góorgóorlu pour di ñëw di fi jàppale nit ñi mais duñ leen fi fekk incha allah. tout d'abord dama leen di nuyu waa E221 TV di leen béggee bon initiative bu nice la xam nga lu rafet moom. faw ñu teewee ko faw ñu gunge ko faw ñu encourager ko faw ñu soutenir ko donc loolu tey moo waral suñu raison fii c'est vrai que ça n'a pas été évident mais bon jaayu nañ ko ñëw parce que c'est tout à fait normal suñu collègue la suñu sister la suñu xarit la donc bu xewle c'est très normal ñu ñëw soutenir ko surtout mu nekk pour une bonne cause mooy ñëw jox don ñi nga xamee ni ñoo nekk ci Camp Pénal bi donc c'est une cause noble et que loolu moo tax ñu ñëw encourager ko bon ñu muñ te ñu xam ni jombul kenn fi ñu nekk muñ moo leen ciy génnee et puis jaamu yàlla xam nga sunu borom moom bu la tegee nattu rek amaana am na lu tax maa ngi dégg père di wax naan faw mu teg la nattu pour natal la xam nga donc ñi ngi leen di ñaax ñu gën a muñ et puis di leen ñaanal itamit fi ñu nekk sunu borom génnee leen fi bu ko defee ñu mën a dellu seen ay famille parce que ñi fi nekk gis naa fi ñoo xam ni seen doom yaa ngi leen di xaar seen yaay yaa ngi leen di xaar seen papa yaa ngi leen di xaar seen sœur yaa ngi leen di xaar donc ñi ngi leen di ñaanal ñu génn fi ak jàmm waaw merci beaucoup. père maa ngi lay nuyu mbokk internautes yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan lii nii dafa nekk initiative boo xam ne maanaam ku nekk da nga cee war a gis sa bopp maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si biir ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si biti ñëpp benn lañ. ndog moom moo leen dal moo tax ñu nekk si biir donc day rafet day jaadu ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biti ñu di leen gersu c'est-à-dire mooy di def yi nga xam ne moom la ñuy def indi fi ay don ay yére ay meew même bu dul loolu sax ñoom dañuy nekk ci biir di ñu béggee di ñu seetaan di kontaan donc ñoom suñu présence même bu nekkoon indiwuñu dara ci ñoom sax day nekk loo xam ne lu rafet la mu nekk initiative boo xam ne ñi ay mbokk Safia ay xaritu Safia ñëpp dajaloo indi ay affaire ñu ñëw ci biir ambiance kaf foo reetaan béggee leen xam nga bu boobaa dina leen gën a delloowaat parce que nekk bi ñuy nekk ci biir maanaam tëju bi nga xam ne moom la ñuy tëju ci biir mën na leen di stressé mën na leen di xalaatloo mais tey li nga xam ne amoon na ci biir
waxtaan nañ kaf nañ foo nañ reetaan nañ muy amul xale amul mag ñu ñëpp dañoo àndandoo woon père nekk benn ñu bégee ak ñoom donc lii daal dafa nekk loo xam ne lu rafet la loolu waaye. waaw jërëjëf Mbaye kontaan naa ci waaye li ma ci di gën a jaaxal mooy biñ demee bay dem am ci koo xam ne dafa yor doom uuf ko. doom ji nekk ci kaw te nga xam ne leer na ma ne ci biir lay delloo ak moom Mbaye. waaw père loolu dafa nekk affaire boo xam ne tamit affaire bu daw yaram la parce que xale boobu noonu maanaam mën nañ ko jàppee moom tamit prisonnière bu nekkee jigéen la parce que tamit noonu lay demee mooy fii ak feerul. fii ak yaay ji mi ngi su fekkee yaay ji dafay war a def 2 ans wala 3 ans wala 4 ans donc daf ko war a nàmpal te yàgg bu yaay ji buy duggaat day dugg ak moom c'est-à-dire moom aussi tamit caabi daf ko féete ginnaaw xale bi loolu la ñuy wax donc loolu dafa nekk ay affaires yoo xam ne la affaire yu daw yaram la donc il faut nit ñi nga xam ñoom ñoo nekk ci biti il faut ñuy faral di dugg ci biir pour ñu xam àdduna parce que tamit yàlla bàyyi la ci biti ngay def naka sudul noonu ak yooyu boo duggee ci biir am na ñoo xam ne dañ leen a tuumaal dugal leen fi am na ñoo xam ne peut-être dañoo def am na ñoo xam ne erreur la moo tax ñu nekk si biir donc nekkul ñoom dañoo bon moo tax ñu nekk si biir donc il faut ñu leen di bàyyi xel di def lii xam nga ni yow amoon nga ay yite yoo xam ne yaa ngi ko waroon doxi tey nga dagg ko ñëw fii nii muy man muy keneen ak keneen am ñoo xam ne dañoo dagg seen liggéey pour ñëw ci ñun c'est-à-dire dañ leen bëgg a boole ci suñu bopp ñu xam ne ñun ak ñoom benn lañ te fii kenn ku nekk maanaam ñun ñu fi ñëwoon kenn ku nekk mënoon ngaa dem def beneen affaire ci biti duggaat ci biir léegi fekk si leen si biir donc dafa nekk affaire boo xam ne ndog la ndogal la boo xam ne yàlla moo ko teg seen kaw xanaa di leen ñaanal rek yàlla génn ñu fi nekk nii ñu génn fi te tañ bañ fee ñëwaat loolu daal laa amoon ci loo xam ne moom laa koy wax. waaw jërëjëf Mbaye damay toppaat Sophia Diatta mi ñëw tey mu demee nii te nga xam ne yow fii day bërëb boo xam ne nattu dab na la nga def fi juróom-ñetti at. vraiment dañoo kontaan parce que li tax ñu kontaan mooy fii école de la vie la ndax li ma wax sànq rek ñaare fi daje ki dal ci musiba ak ki musiba dal ci kawam te yaakaar naa li ñuy wax rek daanu munta ñàkk waaye jógaat am na te boo jógaatee nga def la tout wax fa dëgg yàlla ba wax dëgg yàlla jéem a doxaat ndax tey li ngeen def dafa rëy Sophia Père Mbaye Ngoné Fall ñëw wane seen yéen ci détenu yi tey ku dégg li ngeen doon def yëpp xam ni xol bi moo doon def mais du kàddu gi ndax tey ba ma nekkee si biir yéen a ngi doon jëflante ak man loo xam ni yaakaar naa ni lu ma yëg sama xol la muy yow di Sophia di Mantulaay di Anta Diaw kon wax dëgg yàlla dañ leen di sant di leen gërëm ndax yow yaakaar naa yàlla ñu boole ma nekk sa tëyër di la ñawal yëre nga di mu nekk ci biir nga di ma ñawal billaahi wallaahi di la ñawal yu bëre yi ngay sol wax fa dëgg yàlla ma koy ñaw kon bu loolu amee rek dañuy sant yàlla xam ni sàmm ngeen kóllëre moo waral lii tey sàmm bi ngeen sàmm kóllëre moo waral lii tey moo tax xol sedd na bu baax te kontaan nañu si yéen bëgg nañ si yéen di leen ñaanal yàlla mi yor njariñ ak lor yàlla leen dàqal lor te jegale leen ak njariñ léegi lan ngay wax nag ñi nga xam ne nekkoon nan fi jóge fi ak ñi nga xam ne musunu fee dugg. waaw li may wax ni ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon jóge fi rek li ma leen wax chaque jour mooy du lenn lu dul ñu gën a góorgóorlu ñi nekkoon fii te jóge si biti ñu gën a góorgóorlu te xam ni deuxième chance am na waaye troisième chance amul kon nañu gën a góorgóorlu gën a takkaat jaaj yi gën a xam ni carrément am na lu leen war ñu jéem a wane comportement boo xam ne dañuy xam ni ki duggoon ak ki génnaat du benn ndax nattu mënut a ñàkk mais boo su jógee rek wax dëgg yàlla ku la gis na xam ne carrément kii fa mu jóge woon defar na ko fa mu jóge woon am na lu mu fa jëlee te am na lu mu fa yëg loolu daal dañ siy sant yàlla bu baax a baax a baax. léegi lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti te nga xam ne ñi génn nañu fekk si leen ci biti nan nañu war a comporter woo ak ñoom mooy réinsertion bi delloo si waat leen. waaw mooy li ma la wax rek ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon am ñu fekk si biti wax dëgg yàlla ñi ñu fekk si biti lan rek la ñu mën muy comprendre leen xam ni carrément tey nattu wax dëgg yàlla alalu gor la mais tuuma wax fa dëgg yàlla tamit mënu fee jóg ndax yaakaar naa ni yàlla moo ko wàccee boo xoolee ki ñu jiitu mu yónnante yàlla Yuusufa rek boo xoolee li ñu def ci moom nga xam ni carrément tuuma fi lañ ko fekk te fi lañ ko bàyyi fi nañ ko fekk kon yaakaar naa ni nañu góorgóorlu rek takkaat jaaj yi ñi nga xam ne ñoom la ñu fekk si biti ñu comprendre ñu xam ni carrément kenn ku si nekk mën naa dal sa musiba mais musiba tamit mën naa dal sa kaw kenn bañ a xeeb kenn te xam ne tey fii ku ne am na fi place ñi fi ñëw ñëpp amul kenn koo xam ne nii mosoon nga yeewu bés nga xalaat ne di nga fi mës a ñëw wala di nga fi teg sa tànk kon boo fi ñëwee rek yaakaar naa ne tey yàlla moo la fi indi natt moo la fi indi te da nga ko war a muñ xam ni bu ko sunu borom jeexalee rek jeexal na ko. jërëjëf kon dégg ngeen ko noonu li nga xam ne moom moo xew ginnaaw bi nu
ñëwee sargal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir prison bi génn nag ñëw taxaw ci mbedd mi di def ay micro trottoir di fi dajeek ñoo xam ne nekkoon nañ ci biir ak ñoo xam ne tamit nekkoon nañ fi waaye ba nu génnee du tere bi ñuy ñëw doon leen a invité dégg ngeen Sofia Diatta wax na ko ci biir reportage bi ne am na ko fi nekkoon bu yàgg lool bi muy ñëw moo ma ànd daal di ñëw gis nga àdduna noonu lay doxee noonu lay demee lii sunu borom moo koy def kii day jëmm joo xam ne bi mu nekkee ci biir daan naa ko fekk si lu ma sol moom moo ko ñaw ñu dama dem ba mu génn encore ñëw yor atelier am yor ay gune yoo xam ne doonoo nekk ci atelier ba yor ay apprenti yoo xam ne mi ngi leen di defaraat te ba léegi loxoom jógul ci. mooy Sofia Diatta wax naa leen ko avant pendant et après tey def na li muy def ba pare joxe na don yi ba pare ñëpp taxaw jooy nu waxtaan fi Sofia Diatta li xew ci biir tey ak xale yi nga gis tey ñu demee nii nu demee Sofia te lii yaa ko waral nga xeeb ko nag nga xeeb ko nga xam ne def nga ambiance fecc nga feccloo nga ma lépp ngir bëgg rek ñu bëgg moo tax ma forcé daal di fecc ngir bëgg ñu bëgg ndax lii xaw ma kañ nañ koy amati Sofia mo fan la yëf yi yem. papa contentement laa njëkk a am parce que c'est pas évident ñoom ay jigéen lañ te jigéen comme ni nga koy waxee rek dañuy fragile nga fekk fi ay jigéen yu am ay doom nekk ak ñoom ci biir nga gis ay jigéen ay mag nekk fi nekk ci prison c'est pas évident kontaan nañu parce que partagé nañ ay moments yi nga xam ne kaf nañ foo nañ ree nañ comme ni nga ko waxee mais am nañ tuuti naqar parce que ñu ngi nii génn nañ ñu ngi leen bàyyi si biir ñoom amaana xamuñu kañ la ñuy génn ñu leen di ñaanal ñu gaaw fa génn mais xamuñu kañ la ñuy génn donc nañ am pincement au cœur et c'est normal mais ñu ngi leen di ñaanal rek ñu gaaw fa génn fekk si ñu di ñu seetaanee seen i biiri kër di ñu dégloo seen i biiri kër. mais Sofia am na lu ma jaaxal ndax dégg naa ci benn détenu boo xam ne nee na parmi vous am na ci ñoo xam ne démb ak bërki démb en moins d'1 mois détenu nañu woon. dëgg la am na ñoo xam ne dañ leen invité woon fii man am naa ci koo xam ne sama auditrice la fii la nekkoon balaa muy génn du ma wax turam mais génn na tey ñoo ànd ñëw fii bu fekk si fi ay moromam yoo xam ne bàyyi na leen fii pour juste wax ne espoir moom du jeex te du ñàkk amaana bañ fii ñëw nee na ma Safi dellu fii dina métti trop ci man ma ni ko da ngay góorgóorlu nga dem parce que amaana ñoom suñu la gisee seen espoir dina gën a rëy parce que nañ ne ah fi de bi ko suñu xarit bi moo fi nekkoon ak ñun ay année tey mu génn fi donc mën naa ne. léegi Sophie looy wax ci réinsertion bi ak ñun ni nu mel ñun société bi surtout rawatina réewum Sénégal nga xam ne am na foofu même su la fa nattu dugalee wala ab safaan dugal la fa sax ñoom duñu xool lool li ñuy xool rek moom mooy rek bëtub kii mës naa dugg kaso du ma jaxasoo ak moom. dëgg la papa réinsertion ci mim réew du gaaw du yomb mais war nañu yaraat suñu bopp ñu nekk ci biti te xam ne tey ñu ngi ci mbedd bi suba mën nañ nekk fii si biir. parce que ndogal ku ci fii am na ñoo xam ne bu ñu la nettalee li tax ñu dugg fi da ngay tiit sa bopp parce que da nga naan lii mën na ma dal parce que yàlla rek moo xam natt fu muy jóge donc nañ leen di ouvrir suñu xol yi ouvrir leen suñu kër yi Sénégal tàmm nañ ku génn prison après dañ lay ragal déjà di nga génn doo am liggéey bu fekkee société bi dañ lay daw aussi ban façon nit ngay doon metti na trop il faut ñu bàyyi ci xel réinsertion bi ñu yombal leen ko suñu ñëwee ci ñun ñu ubbi leen suñu bopp suñu ñëwaatee ñu sentir que ñii nag ñoom ñoo bokk xam ne ndogal la woon dugg nañu génnaan nañ ñu continuer seen àddina yàlla baax na papa kontaan naa bu baax. jërëjëf Sofia Diatta ki ci Ndakaaru ak ñaar doon jëmm joo xam ne tamit du saa su ne rek mi ngi liggéey bokk tamit ci yax bu rëy di jaraaf payeen yi nga xam ne ñoom ñooy maamam njaañeen yi ñooy maamam waa Sandial yi ñooy maamam waa Ndooyeen ñooy maamam bokk rek ci xolub Ndakaaru doon na koo xam ne kenn la tey nu ñëwoon mu sol aw dàllam ëlbatiku daal di ñëw assister ki nga xam ne moom mooy les amis de Sofia Diatta am ay dons yoo xam ne ñu ngi ko jël indi ko fii ci camp pénal quartier femme tey nag mu nekk loo xam ne lu rëy la ndax ñëpp a bëgg tey sama yaram dafa daw ndax Aminata Paye laaj naa ko ne ko lu tax nga fecc mu ne waaw ñii rek laa bëgg ñu bëgg ndax tey lii nu am man at nan koy amati ban bis nan koy amati fan nan koy jëleeti ñii yor ay xale yu ndaw di leen nampal ñii jóge fi barki dem waaye nag ngor am na ci ak jom ak fulla ndax lii ngor mooy ci interview bi dem nañu ba toll foo xam ne nee nañu tey parmi vous am na ñoo xam ne tey ñu ngi nekkoon ci ñun détenu yi
xanaa rek lan na ñuy jooy Aminata Paye mooy réinsertion bi ndax nag nee noon prison day loo xam ne soo fi xësee dugg am na ñoo xam ne jeex na bët ban lay xoolee bokkutul ak bët bi nga xam ne moom nga doon am sax ñoo xam ne ndeysaan am borom kër daf leen di jafe am ñoo xam ne liggéey daf leen di jafe mu doon loo xam ne lu doy waar la Aminata Paye ñëw ak waa enquête 221 ànd nag ak papa Mbaye Ngoné Fall fii ci camp pénal nu toog fi waxtaan ak yéen saafonte ak yéen ba beneen yoon incha allahu taala vous les mbokki internautes bu enquête 221 jërëjëf.